ci turam ak santam di ci jiital le chef de village mi nga xamante ne saa yu ma tuddee turu chef de village dama koy citer en exemple ndax moom ci soxla ci kii rek laa ko xam muy mag bu dëggu ma koy nuyu di nuyu imam yi fi teew yëpp di ñu jël nuyu bi teg ko ci loxo imam Ibrahima Seck ma nga xamante ne sama xarit la jàmbaar la jàmbur la kon imam Seck maa lay gërëm di la sant di gërëm ñi fi teew ñëpp notamment membre coalition bi su ma limee ñaari doyen rek doy na doyen Assane Mandiok ak doyen docteur Saliou Ciss mën naa ci toftal Pape Malick mu yóbbaale xale yi ndax waxtu bi fi mu nekk nii xam naa coono yu bëri na dama bëgg a rassurer waa Cikki ci ñaari yëf ba ñett bu njëkk bi mooy li Cikki di dund tey jaaduwul te incha allah bu ñu faloo dinañ ci taxaw li tax ma ne jaaduwul nan ngay fekkee ay montagnes yu wër Cikki ngay indi fa ay carrières yoo xamante ne dafa nekk à proximité des maisons bu dee am na étude d'impact environnemental et social balaa ñuy tàmbali carrière yooyu lan moo nekk ci étude d'impact environnemental et social boobu loolu mairie war na ko saytu dëgg la carrière du mairie moo koy joxe ndax autorisation yi c'est au niveau du ministère des mines mais mairie dafay saytu lépp lu nekk ci commune te étude d'impact environnemental et social bu ñu koy def la ca nekk ca biir kayit ya la entreprise bi charte woo yoon charte woo ko waa dëkk ba mairie daf ko war topp benn par benn bu ko entreprise bi respecté wul la mairie est en droit je dis bien est en droit am na sañ-sañu dem saisir un huissier pour faire bloquer les chantiers je veux que ce soit très clair ñàkk jàng moo baaxul mais jàng baax na trop le maire d'une commune soo gisee loo xam ne jaaduwul tu peux le faire constater par voie d'huissier nga saisir le sous-préfet ñu demaat xool la nekk ci étude d'impact environnemental et social ba ñu xool ndax entreprise yëpp nekk ci carrière charte woon nañu ko moomoom den le code de l'environnement est très clair la pollution bi nga xamante ne moom la Cikki di dund ci poussière boo demee ci code de l'environnement di nga xam ne solution am na ci mais mairie Diass ñi ko yor
ñoom dañuy sawar sax carrière yi ñëw ndax léeg-léeg laata carrière yi di pare ñoom ñu ngi lijjanti fan la ñuy morcelé léeg-léeg bu carrière bi amee 5 hectares ñoom ñu ngi lijjanti benn 6e hectare wala 7e hectare bu ñu ciy toftal ñun bu ñu faloo loolu day deñ bu ñu faloo dinañu taxaw ci soxla askan bi néew ma carrière du am néew ma entreprise bu fi ñëw aussi danañ ko sonal kenn warul sonal entreprise mais mairie moo fi taxawal population waaye ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ñun on est incorruptible amul doomu aadama buy taxaw suñu kanam mën ñu def loolu leneen loo xam ne dafay waroog intérêt askan bi amul ci kaw suuf parce que suur nañ démb tey soogu ñëw am na sax benn mag bu may tere may wax loolu mais léeg-léeg il faut ngay wax ndax liggéey naa 25 ans ci secteur privé 25 ans man ak Souleymane Ndour ndam si yàlla na ko yàlla xanaat jël bii dëkkoon kaan laan fii Souleymane Ndour xam ngeen ko bu baax il était grutier dans la multinationale bi ma nekkoon c'était notre meilleur grutier Saliou Diouf bu Samkéej anam Saliou Diouf bu Samkéej anam Saliou Diouf bi ñoon bokkoon nekk ci multinationale boobu je ne peux pas faire de publicité ma dirigé woon fa un département de 121 personnes ay nit ñu bee jaww ay borom karaw yu ñuul ñoom ne maa leen mag ñii ma mag ñu mag ma dirigé woon le terminal à conteneur gérer tout ce qui est manutention tout ce qui est gestion de parc tout ce qui est livraison des camions qui allaient jusqu'au Niger yor fa le service logistique nekk fa ba yor benn ndomba tànk bu ñu tuddee chargé de la recherche du développement et de la stratégie ma dem fa ba nekk le secrétaire général du SATS bi nga xamante ne dafay yilif directeur foofu laa jógee président Macky Sall doon ma nommé DG conseil kon suur naa démb tey soogu ñëw moo tax ba du ma bootu ci politicien bu département de Mbour Mamadou Ndione jaar-jaar bi ko yàlla wërsëgal ndax yàlla jàmbaar amul ku yàlla jàppale moo yàlla fi mu ma jaarale man dama jàpp ci yàqin ne c'est pour que ma jaamu soxla doomu Koursaafi commune Diass yàlla pare nag man bu yàgg yàlla xam na li ma dese ci sama dund mooy ma jaamu soxla doomu Koursaafi doomu commune Diass ak Sénégal man jàpp naa loolu moo tax ba xëccoo mag doomu Saafeen yàlla xam na ne xëccoo mag doomu Saafeen damay xëccoo pour Saafeen xëccoo mag doomu commune Diass damay xëccoo pour commune Diass ba tax na ci biir xëccoo boobu doo leen ma dégg ma wax bu ñaaw te loolu lay dénk ñi ma àndal jamono yi passé nag gars yi dañu mel nii loolu lu yàlla xam doy na ñu ngay wax rek songo nañ fi ay chef de village songo nañ fi ay imam songo nañ fi ay chef de quartier wax nañu ba wax ci Alsamba loo xamante ne du waxu Alsamba yàlla na ko yàlla xaral àjjana fa mu tëdd loolu lañ ko desel waaye di wax ju ñaaw jëmale ko ci Aliou Samba Ciss mi nga xamante ne dëddu na loolu du yëfu nit nañu def très attention ba tax na tey jii fii ci Cikki dama bëgg waa Cikki xam ne coalition bii ñu am moo mën a defar Saafeen du Mamadou Ndione rek mënul defar Saafeen mais Mamadou Ndione su gestoo gis Abdourahmane Niang gis docteur Saliou Ciss gis Assane Mandiop gis Pape Malick gis Ndione BM gis Malick Diallo gis Ahmed Ndoye gis imam Issa Diouf bu MRDS gis ñeneen ak ñeneen gis nos enseignants yi nga xamante ne téeméeri enseignants ak lu teg ñoo jël seen responsabilité ne Mamadou Ndione la ñu àndal Assane Naar yi ma ne di ko coordonné loolu dootul jaaxal wolof Njaay daf ne ku yàlla tàccu boo feccul dootoo feccati coalition bii mooy sànni tàccu Saafeen du Mamadou Ndione rek man jikko puso laa yor dama war a coordonner cette coalition yàlla may na ma xam-xam xëj na yàlla may na ma jaar-jaar xëj na mais doyul kenn amul xam-xam bu matalee lépp ça n'existe pas complémentarité moo am suba bu ñu jëlee mairie bi dañuy pencoo bu ñu naree juum ñooy juumandoo ndax la ñu décidé ca penc ya ca sango ya ca quartier ya ca village ya loolu la conseil municipal di doxal Mamadou Ndione bu ci amee xalaat day ñëw ne lii laa xalaat jéem leen convaincre ci loolu mais kaddu gi yéen a koy yor loolu lañ tuddee démocratie participative
boo gisee ma jël kàddu ci moment bi parce que dama bëgg ñi fi teew ñëpp dégg li may wax te ñu comprendre ko mënuma comprendre commune Diass ak li fi nekk yëpp ci entreprise ak li fi nekk yëpp ci potentialité commune Diass continuer di am mairie boo xamante ne du taxaw ci soxla askan bi mairie Diass mooy mairie bi gën a bëri dugg ak génn dugg ak génn dugg ak génn mais yàlla xam na ne ñun ñoo xam nañ dugg ak génn boobu la moo koy indi du ay projet du ay réflexion pour l'intérêt des populations xam nañ dugg ak génn bi lu koy indi ndax fu lay jaay Dakar mbaa ma ñam xaw koo jeexal la nekk fële daa yomb ba mu ëpp moo tax gars yi di dugg di giiroo di tibb di génn di dagg di yóbbu di yàq di yóbbu ba kañ sóoruñu ëllëg suuf du ndono suuf say sët yi juddoogul ñoo la ko lebal suuf du ndono say sët yi juddoogul da nga leen ci war a cëral jeune commune Diass dañu war a am kër dañu war a liggéey ci entreprise yi fi nekk dañu war a former commune Diass c'est pas une commune maudite commune Diass dañ ko war a defar boo demee tooglu jafe-jafe ndox jafe-jafe carrière jafe-jafe yoon boo demee Benteñe la même chose un peu partout c'est la même chose ñun dañu def toute l'intégralité de la commune amul kër bu ñu duggul amul néeg bu ñu duggul amul ëtt bu ñu duggul amul yoon yu ñu jaar mais fépp foo jaar góomu xol ngay am góomu xol ngay am du 4x4 yi de Diass fi ëpp 4x4 mais Diass fi gën a tumuranke ci wàllu yoon ci wàllu ndox tey laa may ndox fële ca tooglu citerne ndox may naa ki 250 citernes ces 3 dernières années ci sama poos ak samay pexe loolu yaa jaadu na gars yi dañu romb ak ay 4x4 di jaar gauche di jaar droite di def lu ne ñu leen di seetaan une semaine moo ci des une semaine moo ci des une semaine moo ci des pour ngeen dog bu mu njaam une semaine moo ci des pour que ngeen jëlee leen fi suñuy mbokk lañ moo tax ñuy wodd wax ji waaye bu doon dox daje rek la lambaay dina gën a ñaaw parce que ñii fi nekk surtout man Ciki mooy sama problème parce que damay gis gars yi foo tourné boo leen laajee ban village nga am yaakaar ñu ne Ciki village yëpp mokk na dañ leen di gagné à Toglu gagné leen à Gandoul gagné leen à Kandam à Benteñe à Buxu à Paki à Xolpa à Dagg à Mbayar à Samkeej à Ciki ba ñëpp fépp loolu mooy fulla attaque yi ñuy attaqué nag dama bëgg ñu ñëpp ñuy leeral suñu kanam ñu bañ a ñagasal suñu kanam ndax xam nga lu tax ndax dañu ne même buuroo nit ki yor paaka war la rendi mbégteem du ci mu rendi la mbégteem mu ngi nekk ci nga wan ko sa souffrance wala nga wan ko sa naqar déggu leen li may wax de nit ki jël paaka ne di la rendi bu ko wan sa souffrance ndax sa souffrance mooy mbégteem boo ko wanee mbégte moom mooy souffrir en judo dafa am lu ñu tuddee jujutsu judo ko ay xam nañ ko tire quand on te pousse pousse quand on te tire ki lay ñot di ñëwal ki lay bamax demal tu vas utiliser sa force mbas ko mu daanu ñoom ñoo dese wax ju ñaaw mais ñun duñ leen tontu xam nga lu tax parce que ñun daf ñu leer na ñii pare nañu ñàkk nañu dañuy jéem a ñànki bàyyi leen ñuy wax nañu ci man imam ba dem àbb kàddu nit koo xamante ne nekkul Sénégal mu ngi bitim réew te nit kooku ñu àbb kàddoom saaga na sunu kilifa diine yëpp ces 2 dernières années ñoom ñu jël kàddu waa jooju yónnee ko texte pour mu wax ci man lu ñaaw waaye ñooñu juumuñu kon booy wut kàddu sax nga wut beneen kàddu mais ki saaga sunu kilifa diine yëpp nga xam ne ñoo ma gën nga saaga ñooñ man boo ma saaga lu may jëriñ Mamadou Ndione ak ñi mu àndal dañu dogu ci jële leen fi te dinañ fi jóge Mamadou Ndione avec la jeunesse de Ciki dañu dogu pour jële leen fi te dinañ fi jóge
Mamadou Ndione ak magu Saafeen magu commune Diass dañu dogu ci jële leen fi te dinañ fi jóge waaye Mamadou Ndione ak jigéenu commune Diass nag dañu dogu pour jële leen fi te dinañ fi jóge jële moo tax li tax ma jël kàddu avant suma gaynde gii damay bañ mu dal ci kaw gaay xam naa li ko metti góomu xol la am ndax jëmm ji moo fi njëkk a dugal président Macky Sall ci commune Diass moo fi njëkk a dalal président Macky Sall léeg-léeg nga gis benn ñebbe ci biir leket bi muy calli fekk du dara kii moo fi njëkk a dugal président Macky Sall président Macky Sall man ba may militer à Dakar dama ko fal à Dakar à 26%. Les résultats bi ma nekkoon commune bi ma nekkoon man maa defar les résultats moment boobu le président Macky Sall 5e la jëloon fii dans la commune de Diass 5e xaw ma 4e am na wala amul part kon kay APR amu foon doole man bu ma ñëwee fii di militer si façon galgal bu ne galgal nañ ma ko waaye ña doon yónnee galgal yi ubul làmb yóbbante galgal ubul làmb ndax borom kun fa yëkkoon bu décidé def dara bañ nangu borom kun fa yëkkoon bu décidé def dara bañ nangu ba tax na maa ngi yem foofu ndax am na xumbeel yu ñëw après Pape bu waxee kii bu waxee Abda bu waxee am na ñeneen orateur yu war a wax mais sama yarama tàng may bañ sama waa ji jiko saafi bi ndax c'est un saafi 100%. moom sax léemu la defe na léemu pire la damay bañ moom mu dal ci kaw gars yi ndax xam naa li ko metti Pape Lo mii bokk na ci ñu fi dugal APR fi Pape Lo depuis 2009 mu ngi voté Benteñi bii depuis 2009 il vote à Benteñi ñii ñoo fi dalaloon président ak ñoom Lamane Ndiogou après ci la ñeneen ñi ñëw ba tax na man dama jàpp ne ni booy jaamu yàlla ki lay dompat doo ko gestu yàlla xam na ne ñi yor commune bi dama am ci ñoom yërmande dama leen yërëm barki rasulillahi dama leen yërëm ndax su ma gisee nit imam mu ngi mel ni nga xëy bés nga ba ma kenn na ko jiite waa ji jiite fajar jiite tisbaar jiite tàkkusaan fekk waa ji mënul tari xam nga tisbaar ak tàkkusaan kenn du tari ci kaw waa ji jéngu na ko parce que dañ ko bamax rek wala muy ngand timis jot nga bamax ko indil nga ko problème ndax timis il faut mu yëkkati ko ci kaw looloo dal sama gars yi commune Diass dafa war a jouer dans la cour des grands moo tax maire commune Diass c'est un maire qui sera exposé médiatiquement maire commune Diass c'est un maire qui ira à l'international chercher des financements maire commune Diass gouverneur bu fi ñëw war na ne kamay seeti kàngam la maire commune Diass entreprise bu fi ñëw war na nekk kamay seeti mënuma ko ñaañox mënuma ko nax maire commune Diass war na nekk triple nandité war na jàng bu wóor war na am iman war na gëm yàlla mais boo jékkee-jékki lumière yi tàkk président toog ñëpp toog ñu ba wax la pour nga wax bu dee amoo xam-xam bu dee amoo pas-pas tarxis mën na la fa yomb ba tax na li ci des xam naa ne élection yi dinañ ko gagner très largement incha allah mais dafa am lu ma yéene ci kii yàlla xam na ne meeting bii ñu def amul benn meeting boobu ne def nañ ci les efforts yi ñu def xam nga lan laa yéene ci kii ndax gars yi dañu defe ne ci kii seen yoonu tool la gars yi dañu bëgg a yàpp waa ci kii dañu bëgg a yàpp la jeunesse de Cikki te jeune Cikki ñëpp dañ daas fanaanal magu ci ñëpp dañ daas fanaanal moo tax bu bés ba jotee dégager leen sama gars yi ndax même sa mbokk boo ko bëggee bu yenoo lu mu attanu da nga naan ko yenneeku ndax lii ñu fekk Cikki tey ku mu doyul dara du la doy may nuyu chef de village imam bi chef de quartier yi may nuyu góor du nuyu jigéen du nuyu mag du nuyu ndaw di nuyoo nuyu spécial délégation bii ñu àndal te ma teg nuyoo bi ci loxo notre prochain maire dimanche prochain muy Mamadou Ndione ak sama mag sama doyen le professeur Assane
may nuyu spécial suñu jabar suñu chéri suñu soxna muy madame Fatou Ndoye Ndione ma fonke santam lool ndax sama nijaay bi doon nuyu fii sànq sama nijaay Lamine Seck ñibbi na lii may wax nii bu ko fekkoon dina ko séede man mii bi ma nekkee tout tànk ab ndooyeen moo ma yar muy sama maam Aytu Ndooy bi gaañoo fële Ndaayaan séeréer saafeen ak lébu benn lañu xëy na frontière administrative rek moo leen séparé ndax man mii di wax ak yéen suñu tuur yi ñu nga Wakaam lébu xam na lan mooy tuur suñu tuur yi ñu nga Wakaam tey jii seen jaraaf ba fa nekk te mu sant Ndooy moo na fa tey dem fa tey xëccoog moom poste jaraaf boobu te bu soo yàlla bu naa ko nangu ci loxoom tubaab yi def nee nañu derrière un grand homme se trouve une grande dame et cette grande dame c'est Fatou Ndoye benn bindkat tubaab moo ko wax mais fan yii de xam naa ne ñoom Lamartine ak ñoom Victor Hugo ñoom Senghor ñoom Abdoulaye Sadji ak ñoom Birago Diop fan yii de xam nañu seen yëngatu ci seen benn bàmmeel ndax français bi de ñu ngi koy malmené fan yi passé semaine yi passé ñu ngi koy malmené fii ci biir commune Diass ñu am ci gàcce lool mais nag yàlla baax na pour rectifier loolu xam ngeen ne Saafeen bare na cadre dans toutes les disciplines yi nga xam ne am na ci àddina am na ci fii ñu toog fii un spécialiste fii ci commune Diass ma leen di woo tey à Tchiki vous les cadres du Safen vous qui constituez la crème du Safen la révolution elle est imminente venez prendre votre place dans cette révolution pour que bu ëllëgee bu ñu lim ne Mamadou Ndione moo fi changé Safen Mamadou Ndione moo ñu dellu si suñu dignité Mamadou Ndione moo tax ba ñu wekk Safen ci à travers le département de Mbour ñu limal seen tur xam naa ne tey bu mu noon waroon cité tey day xaw a yàgg mais ñoom ñëpp xam nañu à travers les villages qui sont ces cadres qui sont là aujourd'hui à Dakar qui sont aujourd'hui à Saint-Louis qui sont aujourd'hui à Ziguinchor et partout dans les régions du Sénégal maa leen di woo ñu ñëw jàpp ci liggéey bi xam naa ne ñu bari jàpp nañ ci mais dans la discrétion parce que démb ba léegi maa ngi jot ay coups de fil yu jóge fii au Sénégal nga xam ne ay quelques cadres ñoo ma koy woo dem rek la mujjee bi ñuy dem Kirène am na ci ñaari cadres yoo xam ne woo nañ ma ñu ngi ci liggéey bi mais dans la discrétion même la diaspora fan yii yëpp muy Italie muy Espagne muy France muy Canada ñu may woo ne vraiment nag ñoom seen bopp ñu ngi ci jàpp ñu ngi woo aussi seen mbokk yi ici dans la commune di waxtaan ak ñoom ne na candidat bi kenn la mooy le DG Mamadou Ndione man nag 2014 Mamadou fii laa defee meeting ba 1h du matin ñu dem élection ma gagné Tchiki man ak sama doyen Assane depuis 30 ans Modou man may gagné fii Tchiki depuis 30 ans fanweeri at waaw ki nga xam ne moom la yàlla jagleel muy gagné Tchiki bu demee ba toog ak doomu nijaayam bi nga xam ne Macky Sall óolu na ko teg ci loxo ci magam ne ko demal Maodo man ma jóge parti socialiste ne Maodo ànd naa ci Macky Sall nim na teg ci loxo wallaay bu ñu gañool ci gi dina ma jaaxal. buur bi màgg bi ñu dajale fii mu sàmmal ma leen yéen ñëpp sans exception ci kaw ba ci suuf tàmbalee ko ci kilifa yi ba ci xale bi gën a ndaw jaar naa ñëpp na damay bañ a guddal wande dama leen di laaj ndax am ngeen seetlu
yéen seetlu ngeen li fi ne ci Sénégal yëpp ba mu daj damay observer fu nekk laay dugg di xool wande li fi ne li leen yàlla may fii ci coalition ëllëg Sénégal bi may tudde man famille ndax seetlu ngeen ko bu baax gisuma fenn li fi am sama baat ca kaw seetlu ngeen kilifa yi fi ne seetlu ngeen ñi leen uuf affaire bi dafa mel ni kër bu sell ay kilifa jiite ko boroom xam-xam boroom diine ay xale yu sell la yàlla boole segg leen yëpp leen ci benn gaal yàlla buur bi màgg bi def loolu ñu ngi koy ñaan mu wommat ñu ba ca mairie ba teg ñu fa te mu jig ñu incha allah yal nañu yàlla may ndam du ma toog nag def mention spéciale jigéen ñi maa ngi ñaanal ñi ñëpp maa ngi gërëm ñi ñëpp wante nag sama teewaay fii jigéen ñi laa ko jagleel yéen jigéen ñi seen taxawaay rafet na macha allah jàpp ngeen ci dugg ngeen koñ ak koñ dugg ngeen néeg ak néeg fu ne bàyyiwu leen dara ñax jariñu laaj li ngeen ñax nii yal na ko yàlla buur bi gis ba mu feeñ ëllëg li ngeen ci yaakaar yàlla bu mu tas yaakaar bi ngeen am ci DG bi yàlla bu mu tas te man xam naa ne du tas ndax xam naa ki ma yàlla booleel wallaayil azim dama koy tarbiyu ni mu ware ndax xam naa ne ku baax la bu ne ma nii la ma bàyyi bu ne ma du nii bu ne ma du nii la ma topp bu ne ma du nii ma bàyyi ndax lan li ma jaral may déplacé wu nii moom la dafa am nu mu mel parce que gis nañ jigéen xam na li nekk ci sëy di nga gis ñoo nga xam ne bu ñu waxee ni ngay def ci patu waaye kii wallaahi yàlla moo tax may wax ku tedd a ngi nii ku yërëm jigéen a ngi nii du jigéen kese ku respecté doomu aadama ngi nii ku sàmm kàddoom a ngi nii li mu leen wax fii wallaahi azim mën naa waat ne bu ko yàlla mayee fekke ak tal dina ko déroulé ba seen xol sedd yàlla na jas law ba faw gën a kawe ci commune yi incha allah rabbi te yàlla dina ko def te ci loxoy Mamadou Ndione mii ak coalition bu sell bii lay jaare